jërë ngeen jëf yéen ñi ñuy topp ci metrodakar.com tey ñu am gan Farba Senghor nekkoon fi ministre jëwriñ ci nguuru Abdoulaye Wade ñu war a seq ak moom waxtaan ci actualité réew mi gestion Covid bi ak politique monsieur Farba Senghor ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ci biir Sénégal ak ci bitim réew. actualité bi tey yëg nga ko dégg ne ku mel ni Oumar Sarr Babacar Gaye ak maître Amadou Sall ñoom ñu ne génn ne tey définitivement PDS loolu ban jàngat yow mi nga xam ne yaa leen njëkkoon a génn nga ci am. waaw man bettuma ne dinañu génn PDS te ñeneen dinañu génn ndax ñun ba ñu daanoo ba léegi président Abdoulaye daf ñu sasoon ne dañoo war a revenir au pouvoir. parti bi mooy ñëwaat au pouvoir mais bi nee ba ci biir ñëpp gis nañu ne dafa mel ni doom ji dellusiwaat au pouvoir Karim Wade mooy objectif bi ñun gisoon nañ ne tam ni parti bi doon doxee méngoowul ak ni parti boo doon doxee ndax sant boobu mooy sas boobu ñu ko tegoon mu mën ko am ci loolu lañ doon yëngatu pour ñu jaar ci yoon boo xam ne yoonu njub la ñu mën a fexe ba li ñuy wut ñu bëgg ko ñoom gisewuñ ko noonu ñu dàq ñu waaye xamoon nañ ne kon képp koo xam ne da nga dem ba xelaat ba sa xel ñëw nga gis ñun li ñu gis foo jaar yow itam da nga bàyyi wala ñu dàq la ndax soo yëngalee wax li ñu waroon def defuñu ko dañuy gis seen bopp ñu dàq la waaw soo bëggee dara tam pour sa bopp wala pour parti wala pour réew mi ñu def ko démocratiquement tam da ngay bàyyi mais nag ñoo Omar Sarr seen bàyyi ak sunu bàyyi du benn ñun dañu dàq man ak Pape Sambou ci li ñu gën a bëgg li ñu miin li ñu xam te ñëpp mu wóor leen ne ñun ñooy incarné le vadisme ndax li nga xamee Abdoulaye Wade kenn xameewu ko Abdoulaye Wade fi ñu jaar ak Abdoulaye Wade kenn jaarewu ko ak Abdoulaye Wade mais ñoom dañu dem ba yet ba ñu daloon mu dal leen ñu toog ba xam ne loolu mënta wéy ñu bàyyi créer seen parti création de parti nag wala nga génn kooku liberté la mouvement courant lañ njëkk a wax ne moom lañ créé ci biir. waaw mais loolu liberté la seen liberté bopp la donc moom la ñuy assumer entièrement man je n'ai ba awma problème personnel ak kenn parce que man keroog ba ñu may génn ma waxoon ne man waxuma kenn ne ñëwal ànd ak man bu kenn ñëw ndax man sama xeex mën naa ko xeexal sama bopp ndax xam naa ne yàlla li mu wax ci alxuraan loolu moom du jaas mukk certes, la vérité apparaît, le mensonge disparaît, car le mensonge est appelé à disparaître. dëgg moom heure bu feeñee fen day tox ndax fen ci toxlu dëgg dama jox exemple rek dama doon wax ne Karim du ñëw du bokk ne Omar Sarr du yàgg-yàgg ba Abdoulaye Wade jox ko parti bi Maître Madické du yàgg ba Abdoulaye Wade jox ko parti bi Idriss Seck du yàgg ba Abdoulaye Wade yekkal ko parti bi donc léegi loolu feeñ na ndax gannaaw ñun Omar a fa nekkoon te Omar Sarr xam ne duñ ko yàkkal. mu doon xeex boo xam ne Idriss Seck moo leen ci jiitu woon moom moo doon ki njëkk a wax dévolution monarchique ci réew mi. mooy li ma waxoon rek ñoom duñ ko yàkkal kenn kon xam nga kon dëgg feeñ na damay yàgg wax ne Cheikh Ahmadou Bamba dafa doon wax ne yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ci dëgg ngeen di wut dëgg da ngeen di jaar ci yoonu njub te ngeen muñ ndax yàgg-yàgg dëgg day feeñ te su dëgg feeñee da ngeen am ndam kon ñun am nañu ndam man par exemple ñu ngi dàqoon ci wax dëgg rek tey am nañu ndam ndax sénégalais yi xam nañu ne ñun la taxoon ñu dàq ñu du yoon te ña àndoon ak Karim ba tax ñu dàq ñu tey génn nañu bukki bi màtt na leen ñoom it bukki màtt na leen ba ñu génnal seen bopp léegi wax nga ko ci sa waxan dëgg mooy mujj mu mel ni fi mu nekk ni tey ñoom Oumar Sarr dañ leen fekk si est-ce que mën nay xaar tey ñu génnee PDS ñu dajaloo benn tey mu doon héritage yu Ablaye Wade ba léegi héritage yu Ablaye Wade moom tous les libéraux yi fi nekk commencé ki président Macky Sall ñëw ci Idrissa Seck ak ñoom Abdou Fall ñi bàyyi woon yëpp ñoom Habib Sy ñi nga xam ak xamoo leen yëpp ba si ñoom Omar Sarr Amadou Sall ak Souleymane Ndéné Ndiaye Modou Diagne Fada soo yeboo nga xam ne homme politique yi nga xam ne ñoo gën a sës 75% yi su ma yeboo ne environ yi nekk Sénégal yi gën a dëgër ci Ablaye Wade lañ soqee ko donc à la kulli alin ñooñu war nañu am benn plage de convergence parce que en dehors de la personne d'Ablaye Wade idéologie am nañu héritage boo xam ne mënuñu ko dindi
ndax photo du tàggale mbaam ak noppam la philosophie bi ñu jàng bi ñu jàng. mais est-ce que concrètement mën nañoo xaar tey ku mel ni Farba dem jegewaat ñoom Amadou Sall wala ñoom Oumar Sarr pour ngeen dajalowaat concrètement taxawal loo xam ne. non pour les dans l'immédiat mënuma gis loolu dans l'immédiat mënuma gis loolu parce que man ak Pape Sambou ak Cheikh Sadibou Fall. ak ku ñuy wax madame Fatou Gueye Ali mu nekkoon président mu nekkoon membre du conseil économique et social. ma jiite woon suñu jigéen ñi ñun bi ñu toogee waxtaan ñun ñëpp dañu ne candidat yi ñu gis fii ci Sénégal le meilleur candidat mooy président Macky Sall te gis nañu ne. loolu dinañ ci ñëw. te gis nañu ñun suñu bopp Ablaye Wade ba muy départ ba ko gars yi ngetamalee. 2012. kii 1974. ba parti bi di taxaw bi ko gars yi njatamalee dafa leen wax ne leen man parti de contribution laa yore moo tax ñi nga xam ne ñooy ñi gënoon a nekk ay kilifa ci parti socialiste ña ko doon xaar ba mu jógee Mogadiscio pour xeex ak moom dañu mujj ñoom Babacar Ba di ko may xaalis ñoom Cissé Diack parce que loolu la naxee woon Senghor pour mun a ñu ànd ak ñoom donc pour vous dire que dans la vie am na passage yoo xam ne dañ koy négocier moo tax ñun bi ñu gisee ne Karim mi ki Macky mi ñun ñoo bokkoon lépp xaj na dem nañu ba juyaloo mu aw yoonu boppam gañe ñu def mandaam ba mandat bi jeex ñu gis ne ñi fi nekk ñun moom moo ci gën ñun dañu ne moom la ñuy àndal ànd ak moom boobu dañuy ànd ak moom ba fu mu yem nag su ko defee su fekkee ne ñun dañoo bëgg a demal suñu bopp. ma ne fi mu yem xam nañ ko mooy 2024. man xaw ma fu mu mën di yem dama wax rek fu mu yem. parce que damaa wax d'une manière indéterminée. fu mu yem ñun dañu ne fu mu yem. suñu fay yeggee ñu xool ndax ñun mën nañ demal suñu bopp. su ma demal suñu bopp ñu nekk candidat fekkee ne mënuñu demal suñu bopp. subaa ñu seet koo xam ne. ci seen biir ci suñu biir dañuy ànd ak moom. waaye dañuy jaabal comme fausse course yi ni ñuy def. jaabal ba ligne droite su ligne droite nag su boobaa nag ñu mën a yokk vitesse mën a arrivé premier sur la ligne d'arrivée. mu nga xëy na ñu yegg ci ñu dellusiwaat ci PDS bi nga fa jógee ak léegi gis ne Farba Senghor ni mu meloon ak Viviane Wade tey lan mooy relation bu ñu doon wax Farba Senghor dañu xalaat ne voilà mooy protégé wu Viviane Wade comme ni ñu koy waxalee tey Marème Faye ñun protégé lan mooy seeni relation yaa xam nga démb rek maa ngi doon wax lu am solo loo xam ne sama benn xarit daf ko wax bokkoon ci clergé bi doon représenté su ma yeboo sax ne parti de kii clergé bi en l'occurrence cardinal bi ci régime mu Ablaye Wade ndax problème bu cardinal bi amoon problème bu ñu amoon su ñëwee day ñëw ci man ñu dem ci toog ci Ablaye Wade réglé ko wala ñu dem seeti cardinal bi wala cardinal bi ñëw ànd ak ñun ñu dem réglé ji ko kooku dafa wax benn bés dafa am wax lu am solo man bi ñu ma génnee 2008 dañ ma génnee rek mu ñëw sama kër ne ma vraiment affaire bi métti na ma yow wàcc nga daanu nga mais man xam nga li ma gën a métti mooy sunu xarit bi Viviane Wade parce que moom moo nekkoon président d'organisation activité yi Madame Viviane Wade doon def mu ne ma Madame Viviane moom ci gën a métti man la ko tax mu ne ma dafay wax ne Farba Senghor et ma béquille effectivement mooy fi muy jafandeku pour mën a dox parce que dafa mel ni koo xam ne benn tàng beneen tàng Farba la mu ne tey su Farba daanoo ñu génne ko damay yaakaar ne kon borom békki bi su amatul békki day daanu moo tax yaakaar naa ne mën a waat day daanu donc pour vous dire que nos relations sont assez profondes te itam ñun bi ñu nekkee ci opposition avant l'alternance dama ko wax ne ko man gis naa ne président Abdoulaye Wade day dem au pouvoir man danaa ànd ak moom ba mu dugg ca palais ba mu ne ma Farba li nga wax bés bu réalisé woo oto maa lay may oto keroog ci guddi gi bi ñu waxee ne PDS gagné na Abdoulaye Wade président de la République 19 mars 2000 mu ne ma sama oto bii ma doon dawal muy benn Mercedes 190 mu ne ma Farba jëlal Mercedes bi parce que la ma waxoon alors bëgguma ko tebbi te oto bi symbole la teniroon na parole te oto bi symbole la
parce que pendant toute l'opposition Mercedes 190 bi moom laa yoroon. ana oto boobu tey. oto boobu maa ngi ko gardé Mariste. d'accord oto boobu de musée. moom laa ko jëmee je crois 24/12 la woon. DK 24/12 xaw ma lu ci topp. mais exactement jamono jii nii est-ce que relation yi nga nettal nii moo fi nekk ba tey. non relation yi nekkatul fi parce que ñun ba ma tàggoo ak génne presse ba léegi moom woowu ma man tam woowu ma ko. demuloo fa tamit. donc statu quo la. dew ma fa tam. parce que doom dafa sori ndey ci xolam. te xam na ne man danaa xeex ak doomam parce que moom xam na ma bu baax. xam na ne danaa xeex ak doomam quel que soit x. donc xam naa te xam na ne man ak moom fa mu jaar itam. xam naa ne bëggu la jàppante ak man. moo tax mooy te mu maandu ci jàpp ci njaamuram woowu ma ko waxuñu depuis jour boobu. donc relation statu quo. Ablaye Wade gis nañ ne moom bi mu ñibbisee Sénégal ak léegi ba gisee fekk président Macky Sall ñu bëri ci ay leader politique dem nañ seeti ko ba ci opposition bi sax ñoo xam ne mos ñoo am sax ak jafe-jafe ak moom seeti nañ ko est-ce que seeti nga Ablaye Wade bi mu ñëwee léegi. seetiwuma président Abdoulaye Wade xam nga li tax. bi nga xamee ne waajuru Aïdara Sylla nekkoon ancien député du PDS nekk xaritu Ablaye Wade ñun bi ñuy def sax campagne 2012. recherche de fonds yi moom moo doon kii bi moom moo ko jiite woon mais man maa doon moo doon président bi daal parce que moom entrepreneur la mais man maa doon assurer secrétariat loolu man ak moom ñoo ko bokk def xaritu Ablaye Wade la day wax xaritu Karim la kilifa la sax ci Karim gis nga ñooñu dañu wax pour que ki nga xam ne moom mooy Karim Wade bu ma dàq ndax Karim dafa waxoon ne dañ may dàq ñoom itam ñu dem waxtaan ak moom Karim ne ko Farba Senghor dafa tooñ sama papa ndax Omar Sarr mii muy attaqué sama papa moo ko fal kon nag suy diingat Omar sama papa la diingat na dem balu ji ki nga xam ne moom mooy sama papa Abdoulaye waxaat loolu beneen wax ko Habib Sy moom moo nekkoon directeur de cabinet bu président Abdoulaye Wade xeexoon naa ak Abdoulaye Wade ba ñu tëj ko donc xam naa Abdoulaye Wade bu baax parce que moom Habib dafa waxoon Abdoulaye ne ko man fi nga jaar ak Farba Senghor bëgguma yow tey ñu dégg ñu ne dàq nañu Farba am na keneen kii Diouf nga xam ne moom moo nekkoon député kii moom député la woon nekkoon xaritu Idrissa Seck itam ni yore woon département bu kii mu ngi dëkk Ngagne Diouf département bu Tivaouane moom si boppam mu def la même chose ñëw def intervention Karim wax na ko la même chose man tam ma jóg dem balu ji Ablaye Wade Karim daal di ne du ki dal ndax léegi naa demaat balu ji Omar Sarr loolu ma nangul toon moo taxoon ñu dàq ma kon ma jàppoon ne Karim Wade moo ma dàq. président Ablaye Wade bi nga xamee ne man dem naa Touba ci dëju yaayu Aïdara Sylla boobu bi ma si demee magi Touba yi ñu ñëwoon ci dëj bi dañu ne ñun de benn affaire rek moom moo ñu naqari ci président Ablaye Wade ndax soo génnee bitim réew yow sa doom sa njaboot nga fekk ñu xuloo ba am ñu génn kër ga soo ñëwee da ngaa war a leen a woo même su dee da nga cee bastu ak nga wax sa àq jéem leen a jubale. mais est-ce que lim doon mag nekkul ne yéen ñi kon président Ablaye deful loolu te moom mooy mag moo ko waroon a dox ñun loolu la ñu ko meree ma yaakaar ne kon président Ablaye su ñëwee ñun waroon nañu woo. mais comme woowu leen est-ce que yéen dem ngeen fa comme ni ko yeneen leaders yi demee. non ñun dañu am suñu dignité. mais est-ce que yéen ak Ablaye Wade non yeneen leaders du ñu benn parce que gars ñi ba fi Ablaye Wade nekkoon dañu doon xeex Ablaye Wade. bëgguñu woon a gis Ablaye Wade. mais am na ñoo xam ne dañoo bëggoon Ablaye Wade daaru dañu gis ne léegi comme ni ko Babacar Gaye waxee. y a une charogne. kenn ku nekk ñëw nga bëgg ci jël sa wàll y a une charogne dans la brousse. medd bi tëdd na ci àll bi. kenn ku nekk da nga bëgg a ñëw jël ki sa morceau ndax sénégalais yi
dem nañu ba xam ne Ablaye Wade mii nit ku mag la def na ci réew mi loo xam ne kenn du ko fi gaaw a def Sénégalais yi gën nañ yokk seen respect jëmale ko ci Ablaye Wade gën nañ bëgg président Ablaye Wade kon képp koo xam ne yaa ngi mbubboo Ablaye Wade Sénégalais dañuy ànd ak yow donc loolu moo tax gars yu bëri mais yéen seen relation weesu na foofu nga baal ma yéen seen relation weesu na foofu ku mel ni Farba Senghor mën nañoo wax ne Ablaye Wade am na lu mu joué lu bëri ci sa carrière politique ak lu mu ci munti doon est-ce que ak mag gi mu doon fi yaramam toll yéen nekkul ne yéen a war a def jéego ji ku mel ni Moustapha Cissé Lo bu demee ba seeti Ablaye Wade Farba Senghor dama la ne ñoom bokkuñ ma ak ñeneen ñi parce que ñooñu comme ni ko wax paraphrasé Babacar Gaye loolu la ñu bëri dañuy ñëw pour bëgg ci luñ ci am du benn parce que te ñun popularité am lañ bëgg a utiliser lañ bëgg a utiliser ñoom pour nit ñi jàpp leen ñun nag c'est beaucoup plus profond ñun ñëpp xam nañu fi ñu jaar ak Ablaye Wade mais sunu dignité man duma ko piétiner duma piétiner sama dignité mooy dàq nañ ma doomam moo tax ñu dàq ñu donc c'est au-delà des règles du parti nit ñu dàqee du yoon moom président Ablaye Wade c'est un fin politicien am na xam-xam bu rëy ci politique am na xam-xam bu rëy ci relation ni nit ñuy doxee su ñëwee mu def table rase ci ñun la ñu àndoon ak moom yépp ñun dañoo war a garder suñu dignité ñun ñu toog parce que ëllëg moom mooy tax d'accord léegi pare nay ci Ablaye Wade yaakaar naa wax nga ko léegi sa dignité mayu leen ngeen demaat ci Ablaye Wade waaye dignité boobu may na leen ngeen dem ku mel ni Macky Sall fi mu ne nii Farba Senghor Macky Sall lay jàppale wala boog Benno Bokk Yaakaar pouvoir bi en place lan mooy terme li tax ngeen di jàppale non attends ñun Macky Sall daf ñu gagné mu ñu gagné 2012 def benn mandat ba 2019 donc mandat am jeex na tag fi mu toll dafay wutiwaat ba muy wutiwaat ñun man li taxoon maag Macky jubóowuñu ànd woon ak moom mooy man j'étais proche du président Abdoulaye Wade maay protecteur u sax Abdoulaye Wade man maay rempart am biñ koy dàq 2008 yéen a ngi fi woon dama la ne parce que man je suis le soldat Macky Sall ne yow Farba yaay soldaaru Abdoulaye Wade un soldat du dem di xeex mukk di dérobé wu di ànd ak keneen kuy xeex ak kooku donc dem naa ba xeex ba jeex ba mu gañe ñu dem mu lekk mandaam ba mu jeex kama doon xeexal jël dàq ma ne ma buggatuma laa gis parce que jéemu la seet sax ndax maa ngi dund wala man ak Pape wala dunduñu ñu dem ba ñun ñu taxaw suñ dingi daf ñu may comme dañoo nar a wate yi ñu xool ñuy wate kan moo ñu doy ñun ñu ànd ak moom je vais te donner ma wax la loo xam ne pour nga xam ñun suñu position damay wax gars yi ànd ak Karim Sy ma ne leen yéen pièce de monnaie ngeen face bi soo ko xoolee Karim la ñuy wax mais soo ubbee da ngay gis ci beneen côté bi Idrissa Seck da ngay gis ci beneen côté bi Maître Madické da ngay gis ci beneen côté bi Sonko parce que élection yi passé ak ay preuves yu sûr yu ci bëri ku nekk da ngaa am koo wateel te kenn xamu ko mais man ba may wate ji pour président Macky Sall dama jóg ma ne man Farba Senghor xam naa ne Macky mooy le meilleur candidat mooy le meilleur profil mooy gagné moom laay àndal xam nga dama ko wax Sénégal dégg ko te ñoom ñu bëri dañu ànd ak Karim ba léegi te dañoo wateele ñeneen donc kay su fekkee ne. waaw loolu c'est parce que amuloon benn signal de vote bu Karim joxe woon wala Ablaye Wade. ban est-ce que am na benn signal de vote bu ma war a wax ne ma. Farba yow da nga ànd ak Ablaye Wade ba mu dàq la. kon bul dem feneen wala demal feneen man c'est ma propre conscience. d'accord ñu nangu loolu léegi gis ne ñi ànd ak président Macky Sall booy ànd ak nit ci politique c'est pour mu impliquer la dans la gestion des affaires de l'État tey collaboration boobu laa bëgg a xam ànd bi ci yan anam ngeen ko. non ànd man Farba Senghor ak mbooloo askan wi. ak ñi ma àndal. mooy Cheikh Sadibou Fall. mooy Pape Samba Mboup. Cheikh Sadibou Fall bi fi nekkoon. ministre de l'intérieur ambassadeur tamit. ambassadeur ñun ñoo ko bokk ak. ki ma lay wax Fadou Gueye bi nekkoon conseil économique et social ñun dañu wax ne man maa wax à leur nom Macky président Macky ma ne ko ñun xam nga ñu bu baax on ne triche pas àndu ñoo ngi yow pour ngay jël dara dañu ko jox on te demande rien du tout dañu gis ne on est dem nañ ci élection ñun am nañ obligation bu ñu yoon yu may ñu choisir kan la ñuy wateel
ñun yow la ñuy wateel yow la ñuy jàppale. xaaru parce que leen ci ñun dara. xam nañ ne suñu intérêt xaaruñu dara. xaaruñu yow gi sa bopp. gis ne ñi ànd ak moom ku mel ni Souleymane Ndéné Yaye PC yàlla Modou Diagne Fada directeur la tey pourquoi pas Farba Senghor bi nga xam ne ministre la woon ñu xaar ko ci poste yooyu. mais loolu seen wërsëg la. ñun ala kulli alin li yàlla bind si ñun dañ koy am. wërsëg la tamit waaye décision la ku la jàppale ci politique wala ku man li may war a am. Macky mënu ma ko xañ. mënu ma ko jox. en dehors de la volonté d'Allah. keneen mënu ma ko xañ. waaw loolu moom su ma taxawoon fii sax di wax Macky lu bon ak lu ñaaw. su ma ko waree am dama koy am. donc je n'attends rien man man d'abord je suis un fonctionnaire de l'État. pendant au moins 12 ans. dama nekk état. nekkoon inspecteur économique. prêté serment au tribunal régional de Dakar. liggéey jiite bureau des études et des enquêtes économiques. def façon nga liggéey yu nekk. génn administration. dellusiwaat. nekk au pouvoir. alal ju bëri jaar na ci sama loxo. ñu bëri teral naa leen. donc xanaa du ma dem ba génn ba fii. may ñëw. may wañeeku du exiger. nañ ma jox dara léegi xam nga loo bu kay. liggéeyal réew mi. képp koo xam ne yaakaar nga ne Farba Senghor. liggéeyal réew mi nag loolu ci la bokk nekk ci poste boo xam ne di nga fa. mais man am naa teraanga am naa wala boog dafa doon ne gouvernement bi ñuy lëñ bët nii ne mun na doon ne Macky Sall ci remaniement la nekk da xaaroo ci. non de dama la ne man yàlla may na ma déjà teraanga. donc du ma taxaw naan nañ ma jox teraanga du ma ko wax mukk. parce que damay am du jox teraanga waaye ñu nommé tey Farba Senghor benn poste boo xam ne mën na fa servir. le peuple sénégalais mais c'est pas mon objectif. sama objectif nekkul ne. nañ ma nommé poste bu may servir leen. Macky su ma bëggee mu nommé ma su bëggee bu ma nommé. moi ça m'est égal xam nga man fi mu toll li ma seq ak moom. te maa ngi koy def. lu ma gis ci réew mi mu yëngatu. muy loo xam ne war naa cee wax. damay jël sama mail. ma bind ko. envoyé ko ne ko président. lii mooy sama xalaat su jëlee moo xam su jëlul moo xam man sama yéen a ngi déggante am na échange tey ak man loolu doy na président ma Macky Sall nee naa la am na échange nee naa la am na échange dama koy bind lu ko neex mu tontu ma ne ma Farba kontaan naa ki trop vraiment c'est avec plaisir laa koy lire léeg-léeg nga bind ko aussi loo xam ne dafay toog du tontu donc moom jiitu réew il est libre moo mel noonu ñu jàll ci man loolu beneen ça me suffit très largement mais man ay nguur moom ay daw man li yàlla bind ci sama jëkk kenn mënu ko dindi te day am loolu leer na nommé wu la xaaraloo ko ci moom waaye am na ñu mu jot a nommé dënk leen ay poste de responsabilité transition la pour ñu dem ci gestion yu ñooñu nag maa leen di encouragé di leen ñaanal yàlla yàlla may leen kàttanu li ñu leen jox ñu mën koo yor te nañ ko yor bu sell boo xam ne réew mi danañ xam ne ñii démb ñii mu nommé ci ñun ñu man liñ leen sant la kon maa leen di vraiment di leen ñaax ci loolu coronavirus mu ngi ci Sénégal moo tagum na juróomi réew couvre-feu jaar na fi état d'urgence jaar na fi aide alimentaire jaar na fi ci global balaa ñu ciy ñëw point par point naka nga ko jàngatee ne nguur gi ni mu ko yoree non ni ma ko jàngatee mooy président ba muy commencé mesures yi réew yi jël yëpp pour mën a taxaw pour xeex ak coronavirus bi jël na ko te boole na ci yërmande ndax dafa seet ne dafa ànd ak xeex dafa ànd ak résilience mooy d'abord dañu war a xeex jàngoro bi muy point 1 point 2 dañu war a fexe ba jàngoro bi ñi koy xeex ñu àttan ko mooy économie bi du déstabiliser wu parce que gis nga ay 7% lañu waxoon il est fort probable sax que ñu dem récession ñu ngi ci 1% donc waaw donc ñu ngi ci 1% donc dañu war a fexe ba ñu téye loolu yaakaar naa ne gis nga jéego yi mu ci def mais avant ñu ñëw ci loolu plan bi la mais ci biir maanaam weer yi jàll ni ñu ko yoree ñu ci bëri dañ ne maanaam dafa sooxee dañ doon copier coller rek buñ déggee bitim réew def nay couvre-feu ñu def buñ defee mesure barrières yi ñu def est-ce que adapté woon nay lutte bi ak ci loolu laa jëm xam nga ñaari volet laa la wax benn volet bi mooy volet bi résilience bi beneen volet bi mooy jàngoro bi deuxième volet bi laal ne la xam nga def na appui à l'économie pour économie bañ a déstabiliser wu def na appui aux entreprises parce que entreprise ñooy produire richesse ñooy produire emploi def na aussi appui bu jëm ci les ménages ak même individus yi donc je crois que l'initiative était très bonne te li mu jot def aussi baax na ni mu ko defee nag que war naa am ay rëq-rëq ak yu demee noonu loolu beneen affaire la li jëm ci jàngoro bi ma ne la dès le départ dafa defoon confinement xam ne affaire bi diisoon na mu def confinement boo xam ne dañ ko limité c'est-à-dire région mën nga fa wëndeelu waaye mënoo dem génn dem ci beneen région mu doon mesures yi gën ci peuple mesures yi nga war a jël peuple bi suñu choisir ay ne lii lañ bëgg
te ñoom ñoo la fal. ku la jox ay abal ay bët wax la fa nga jëm. léegi nag problème bi mooy. sombi nañu ko. nañ ko naan. la responsabilité elle est collective. et elle est individuelle. kenn ku nekk. fi mu toll na nga taxaw. ba nga fexe ba fii ngi toll nii. ñun ñu xeex bi mooy. ñu respecte d'abord li ñuy di wax. les mesures barrières. parce que jàngoro bi ñetti bunt rek lay duggee. muqueuse gémmiñ. muqueuse nasale. muqueuse bët. amul feneen fu muy génne. loxo yi moom ak yooyu sarax bi yooyu c'est bien mais ce qui est clair mooy. da nga koy laal indi ko feneen. donc nit ñi nañu sol ay masques. masques yi itam. surtout nañu sol ay masques yu baax. yu méngoo ak xeex. donc parce que les meilleurs masques. mooy les masques FFP2. et les masques FFP3. yeneen masques yi. mooy masques chirurgicaux yi. docteurs yi yore. nañu def attention parce que ces masques là. masque altruiste day tax yow docteur bi doo ko waale. mais mën nañ laa waal. donc en Italie on a plus de 200 médecins qui sont morts. en France on a plus de 60 médecins qui sont morts. ak Italie plus de 15 000 personnes yoo xam ne feebar bi dal leen. donc masque yooyu. ay masques yooyu yoo xam ne. docteurs yi waruñu ko sol dañu war a sol ay masques yi nga xam ne moo leen di protéger. am na yeneen masques yoo xam nag c'est des masques grand public. yooyu am na ci yoo xam ne dañuy respecter les normes AFNOR bu France. mooy N95 bi. am na tamit masques yi ñu defaree fii ci Sénégal. waaw loolu mooy les masques grand public. yu dafa am ay catégories. dafa yoo xam ne dafa am filtre. waaw dafa am filtre ci digg bi. mooy dafa am du polypropylène. dañuy jël coton mu jiitu ci. ñu def ci masque bi di polypropylène. teg ci beneen boo xam ne mélange la ay polyester ak yooyu. masque boobu moom moo gën. après masque boobu nag yeneen masque yi masque grand public la. masque jarul sax débat ne masque dañ ko war a sol wala déet. Trump nee na takk musuwaar moo gën ba ngeen sol masque. donc loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a njëkk a def. mu après ñu seet raxasu yeeg yooyu. donc beneen bi mooy. jàngoro bi. dafa dangereux. gouvernement du Sénégal man dama waxoon ne. bindoon naa ko sax président ma ne ko. damaa gis réew yu bëri dañuy bennal. dañ naan tey de am na koo xam ne bi muy dugg ci réew mi. dafa am jàngoro bi mooy cas importé. ak koo xam ne. dañu xëy xamuñu fan la ko amee. mooy cas communautaire waaye gouvernement yi dañuy topp. les cas contacts. tey sooy topp cas contact. tey nga ñëw Yoff. suba nga dem Parcelles Assainies. gannaaw suba nga dem Ouakam. gannaaw suba nga ñëwaat Yoff. demaat Gueule Tapée. gannaaw suba nga ñëwaat Parcelles Assainies. gannaaw suba nga demaat Ouakam ñëwaat Yoff di ko def. li ngay baagante noonu dama ne. nañ def comme tous les autres pays. nañu jël carte yi nga xam ne am nañu ko. les zones les plus touchées. ñu teg fa ay unités. yoo xam ne unités yooyu de dépistage lañu nekk. ñu dépister ñi am jàngoro bi. isoler leen. faj leen. réintégrer leen. tant que defuñu loolu. jàngoro bi feebar bi day yokk. su feebar bi yokk. ñii gën a nekk ay cas grave. mu mel ni xalaat boobu ñoom. ñii gën a dee. dégluwuñ la ci woon. xalaat boobu ñii gën a dee di yokk non. xam nga président suy jël dogal. bëri na ay sources d'information yu mu am. effectivement d'abord dans ce cas précis. président bi. dafa am son conseil scientifique. effectivement gis nga Trump bés bu nekk mu jàppanteeg. entourage conseil bi. le docteur Fauci. toujours day taxaw sax président bi taxaw mu contredire ko. parce que les gouvernants pensent d'abord au peuple. effectivement voilà côté boobu leer na ci ni ñu doxalee gestion Covid bi waaye ba tey ci ni ñu distribuer aide alimentaire bi gis ne voilà Mansour Faye moom moo ko yoroon coow li ci juddu woon nag yëpp ci maanaam ñi ñu attribuer marché bi ñiy jàpp ne ñu ko gën a mérité mu am ay clientèle politique ak mbiru job si ba léegi nii mu am ñu population ñu jotagul seen aide alimentaire est-ce que loolu tamit nekku ne nguur gi dafa laaj. non li ma attends am na benn dama bëgg a yokk tuuti ci affaire gestion technique bi. waaw vas-y. xam nga waxoon naa ne ñoom dañu war a def li nga xam ne moom mooy dépistage localiser ko dépister leen mais dafa am benn affaire bu ma dégg fan yi presse bi di ko relayer ñu ne ñoom ci seen bopp état bi dañu wax ne dañoo bëgg a dépister uniquement ñi nga xam ne dañu am ay cas symptomatiques. waaw loolu moom docteur Bousso moo ko wax. loolu erreur la. erreur bu rëy la. erreur nguur gi. non c'est pas la peine nga ne erreur la erreur nguur mais ñoom docteurs yi. xam nañ ne loolu erreur la. parce que xam la ne moo tax muy erreur. mooy organisation mondiale de la santé. dañu def il y a 2 semaines déclaration. ñu ne ñoom seetlu nañ ne
c'est rare que une personne asymptomatique di wàllaate. mais kii nga xam ne moom moo nekk organisation mondiale de la santé. moom moo yor mbirum. wér-gi-yaram gi. ke yoree affaire urgence yi. dafa wax fan yii. mu ne loolu xamuñu. bañ koy wax itam. ne dafa reposer. ci lu exact. ndax gis nañu léegi ne 50% au moins. nit ñi nga xam ne sont asymptomatiques. gars yi dañuy wàlle. dañuy wàlle. am na keneen ku nekk France ku ñuy wax docteur Didier Lepelletier. mu nekk CHU de Nice. nee na wàllante bi. gis nañu ne ñi nga xam ne dañoo feebar. 2 jours avant. symptômes yi di apparaître. ma ne dañuy wàllante. loolu mooy wane rek ne feebar bi dafa complexe loolu moo wane ne feebar bi. maîtriser guñ ko. kenn maîtriser wu ko. te docteur Seydi dafa waxoon fan yële passé. mu ne Sénégal avantage bi ñu am. mooy le dépistage précoce. mooy balaa jàngoro bay génn. dañ koy dépister. donc li docteur Seydi waxoon keroog suñ ko bàyyee. ñu bañ a dépister ñooñu. da nga gis ñu bëri ñoo xam ne dañuy yore feebar bi. ñu dem. ku mel ni yow loolu war na ko mën a yeggee conseiller ko président Macky Sall. oui loolu moom dafa garaaw. loolu moom danaa ko jox ay preuves parce que man li may wax ci Sénégal. damay jox ay références scientifiques. parce que man tous les jours damay compulser. li nga xam ne moom mooy. avis yi docteurs yi di génne. su fekk te dañ ne gis nga gars yi nga xam ne. dañoo feebar dañu seetlu ne juróom-ñetti fan yu njëkk yi. ci la ñuy wàllaate. te juróomi fan yu njëkk yi. ci la wàllaate bi gën a virulent. donc loolu su ko Sénégal raté. ñu bàyyi ba nit ki. feebar ñu yóbbu ko hôpital. donc day wàllaate bi. ñoom dañuy wàll ñëpp. ñu am yaakaar mu ngoog ñu avancé donc cette stratégie là elle est dangereuse. voilà mu ngoog ñu avancé jàpp docteur Seydi wala ñi ne ci nguur gi dinay dégg sa wax wala nga bind ko président de la république buñ jàllee ci li ma doon wax léegi mooy ni ñu distribuer aide alimentaire bi nee naa la léegi Mansour Faye moo doon ki nga xam ne moom la ko njiitu réew mi dënkoon bi coow li juddoo dégg ne ci clientèle politique ñi ci marché yi ni ñu ko joxee marché ceeb beeg transport beeg suukar seeg yu mel noonu yow ban jàngat nga ci def. non li ma jàng mooy. président bi jël na initiative yu baax. donc l'orientation est bonne. waane exécution bi. war nañ koy améliorer. parce que li ma yàgg a wax rek kuy dimbal. nit exécution bi dañoo wax ne dafa échoué. du début à la fin man je ne veux pas de qualifier. mais loolu c'est un constat tamit. non man ngeen a constaté. man damay wax rek man du ma qualifier. man damay wax. li ma gis. man dama ne mënoon nañ ko améliorer. parce que nit ki ku koy xeetali. ngay gérer urgence. di gérer calamité. di gérer catastrophe. da ngaa war a gaaw. parce que président ba mu taxawee. wane camion de ceeb yi ne ñu ngi départ nii. 24 heures après. camion yi waroon nañu egg à destination. c'est-à-dire au lieu que ñu wàcce ko. ci gouvernance yi. dañ ko waroon a wàcc ci sous préfecture yi. su ko defee. mu gën a am proximité mairie ya fa nekk. kenn ku nekk ñu ne la sa ceeb a ngi fi nga takk sa saret. nga ñëw jël si ko. saretu mbaam wala sa saretu fos. su boobaa sax manutention bi. wàcce ko ci région bi. jël ko jëlaat camion. transporté waat ko. yóbbuwaat ko ci dëkk ba. kon du yeex. donc 2 mois yi retard yi am loolu yëpp. li ko waral cette lenteur là mooy ni ñu ko joxee. mais dama ne bëgg wax leen ne man ñu nekk APR. waaw ñu nekk ay réew mi. ñu nekkoon PDS ak ñu ànd ak man. gars yu bëri dañu ma daan woo. waaye far ba ceeb bi yeex na. Sénégal daa bëgg ceeb. ceeb bi yeex na Dakar Plateau démb lañ doog a jot. ceeb bi yeex na biir Dakar la. waaye fan yi ku ci jot ceeb bi rek. keroog dafa am ñu may woo ñu bëri de. ñuy fecc ñu ne ma fii de Macky rek lañ wax. may leen Macky lañ wax lu xew. ñu ne ma ceeb bi ñëw na. kenn ku nekk gàddu na sa ñaari saako ceeb. donc lu mu yeex su ñëwee rek. et day fatt bunt. te mbir mi jeexagul. donc yàkkamte woon nañ ko. mais fu mu yegg rek. ça arrive au bon moment. soo lëggee nag ministère bi. war nañ cee tirer leçon. mooy nañ ko def mu gaaw. mooy itam lii itam suñ koy séddalee. jox ko transporteur yooyu. nañ leen woo ñu ñëw toog. ñu ne leen mbir maa ngi nii ñëpp ko bokk. ñu seet kenn ku nekk la nga yellool. ñu jox la ko man loolu laay conseillé. dañ leen dégluwul waaye bi mbir yi dooree ku nekk yëkkati woon na sa kàddu joxe woon na sax ay proposition noo xam ne moo doon gën a ayibal doxalin waaye mu mel ni nguur gi ñoo leen dégluwutoon. waaw dama ne man waxuma xam nga ñëpp a gis. xam nga les faits là. li sëriñ si Cheikh Abdallah doon wax rek. xam nga lu ne jaxran. waaw kenn du ko c'est pas la peine que ñu koy wax. nga bëgg ma koo wax loo nga bëgg ma ko répété loo non. man damay wax loo xam day ñëw dans le futur.
nga xam ne su excès nit ñi xam ne waxoon naa ko mais journalistes yi dañuy am toujours affaire de waaw loolu mooy day xaw a gauche parce que dañoo bëgg li ne jaxran ñi gis leen ko yow nga répété ko nga génn ko sa gémmiñ ñu ne Farba moo waxoon te fekk Sénégal yi ñu bëri wax nañ loolu mais nag Farba bu waree wax tamit il faut que ñu wax ko mu comme koo xam ne la doxalinu réew mi da nga cee am expérience war nga ci di mën a non yow mën ngaa wax mën ngaa wax ni nga ko gisee rek waaye mën nga bàyyi man wax ni ma ko gisee coow la ba tey APR wala Benno Bokk Yaakaar coow am fa fi mu nekk nii mën nañoo wax ne ci ñoom nga bokk léegi muy coowal Moustapha Cissé Lo Farba Ngom ak kii di Yakham Mbaye lu mel noonu est-ce que du yéen ci régime bu njëkk ba PDS yéen a ko tàmmaloon ba tax ñu mun koo saytu ci non xam nga nit ki lu mu def rek moo ko tey amul ñoo ko tànnaloon waaye nit ku nekk war ngaa tirer ay leçons ci li passé woon bu mu la dal ñun dañu fi nekk di xiiroo ak di ŋaayoo di werante nit ñi di sulante di génne lu ñaaw ba nit ñi sib PDS ba mujj gi jëlee ñu fi ñu daanu kon ñoom su fekkee ne ay nit lañu ay njàccaar lañu war nañ mën a am lecture boobu ba am foo xam ne duñu fa yegg loolu moom mooy wax ji gisuloo ne fi mu ne nii dañ nar a soto Moustapha Cissé Lo non Moustapha Cissé Lo suñ ko sotloo tam moo ko def boppam parce que vraiment man sama xarit la man maa ko boole woon ak président Macky Sall man maa leen ko présenté ba mu ànd ak moom tey donc xam nga kon kooku yéene naa ko jàmm su ma sañoon itam jàmm lay am mais nag am na wax ju ñaaw joo xam ne soo ko xasee ba wax pour nga am nit ñu baax ñi pour ñu jàppale la ci loolu day jafe ma ne te du yomb mais gisuloo lim daj lépp ci président Macky Sall perdon fi sax député poste député ñàkk ci xaalisam comme ni mu ko waxee ci élection yi mënuñ ko régler neneen tey est-ce que jotul njiitu réew mi ci boppam jëlal mbir mi non xam nga wax ju ñaaw su xasee ba génn ba pare dafa mel ni saxar yow kenn mënatu koo téye donc nit ñi jàppale la ci aussi dafay jafe. mais bu weesoo wax ju ñaaw jooju ngay wax maanaam wax ji dafa am contenu tamit dafa am yenn yu muy dénoncé maanaam ni ñu yoree gerte geek ni ñu yoree yenn marché yi ni ñu koy joxee ak yu mel noonu est-ce que. li ma benn góor woo démb rek. mu ne ma gis nga fii ci àll bi nii. suñu la indilee lekkatu mbaani gu soow. weñ daanu ca nooy def. këpp leen ko. donc soo buggee wax Sénégalais yi dégg ko. li ngay wax sëriñ bi nangu ko. imam bi nangu ko. borom kër gi nangu ko ci mbedd mi gëm ko. da nga koy sellal. da nga koy sellal. mais doo jël togg ba mu neex. nga sotti ci sébrit. ba pare bëgg expliquer nit ñi. ne leen voilà togg gi togg gu neex la. donc sénégalais yi. ku la ci wax ne la affaire bi. rafet na baax na Moustapha Cissé Lo wax na ci lu baax. day wax lu ko neex rek day farfarloo rek. waaye képp kuñ ci teg fii benn añ bu neex. jël ay sax wala jël ay weñ def ko ci doo ko lekk. c'est ça le problème il faut que nit ñi dem. ñu waxante dëgg. ce sont les mœurs qui ont changé. donc man dama condamné wax naa ko Moustapha Cissé Lo li nga xam ne moom la wax. ni mu ko waxee baaxul parce que man sama xarit la. mais ñi ko génne itam. dañ leen war a punir sanctionné leen. parce que lu bon. képp koo xam ne yaa ngi koy génne. nga di ko teg. yow yaa ki ko wax yi benn ngeen. est-ce que nekkul li dal PDS maanaam amul démocratie interne moo bëgg a dal APR maanaam nekkul ku nekk li nga xalaat nga wax ko wala président Macky Sall impliqué wul ñëpp ba mu am ay frustration. non man président bi sax man mosoon naa ko digal. yàgg na ëpp na at. ma ne ko ma xool rek gis parti bi ñii di mer. ñoom kii. médiateur bi. Alioune Badara Cissé. Youssou Touré mii. ak Moustapha Cissé Lo ak Moustapha Diakhaté ak ñi ma ci xamoon ñoom Abdourahmane Ndiaye ma ne leen ma bind ko de ma ne ko gis nga nit ñi nga yore nii gis nga ni ñu baree nii ak Mbaye Ndiaye ma ne gis nga nit ñi nga yore nii ba muy metti yow ñoo àndoon ils se sont sacrifiés donc ñoom de temps en temps da leen toog di waxtaan ak ñoom ñu xam ne am nañ ci cër boole leen ci mbir mi parce que des fois da ngay gis ñu mer mais xam naa li ñu mer yëpp charge yi nga yore mooy tax par exemple duñu la mën a gis donc day laaj nga di leen woo mais itam ñoom itam dañu war a am xel parce que construire dara ba pare ngay def loo xam ne daf koy toj daf koy yàq kenn waru koo def donc war nañu am intelligence boo xam ne am na taxawaay boo xam ne waruñu ko taxawaay parce que damay wax ne ku nekk ci nguur ak ku nekkul ci nguur du benn yore nekk ci nguur gu bon sax moo gën nga nekk ci nguur goo xam ne nga amuloo nguur parce que man maa ngi nii joxoon naa sama exemple de ma ne privilège yi ma doon am nit ngi del dara di la topp amatul parce que aw yoratuma nguur donc war nañu loolu expérience bi ma am nag damaa bëgg mu jëriñ nit ñi ñoom ñu xam ne waa APR li ñu yor c'est extrêmement important nguur gi
nga xam ne da nga mën a xam ministre da nga mën a xam député da nga mën a xam président su la gisee dana la xam mi emut ak nguur goo xam ne waage du la xam mu mel ni da nga bëgg a nostalgique ci lu mel noonu ah waaye da nga nostalgique ci lu mel noonu non pas nostalgique je ne suis pas un homme nostalgique mais dama ne expérience bi li ma ki dund mais war naa mën a fexe ba Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñu ngi ci loolu ñoom ñu fexe ba ëllëg loolu du leen dal ah man dama yaatu damaa bëgg man li ma dund ñoom ñu tiré partagé ko ak ñi nga xam ne waaw ñu partagé ko pour que li ma dal lu leen dal pour man erreur yi ma defoon lu leen def su ñu ma laal neexoon dinaa rus a wax tey ne man par exemple dama amoon amatu am na ñoo xam ne rus nañ ko effectivement mais man amul lu may rus parce que c'est quelque chose que j'ai vécu te bëgg naa Sénégalais yi ñoom ñu jëriñu ci ñu wax ci actualité boo xam ne c'est un peu particulier muy kawoon nee na am nga ci littoral bu benn kër fi mu ne nii coow li juddu kawoon maanaam mbiru suuf dafa jóg mooy Mouhamed Ndiaye Rahma la mairie ba municipalité bi bëgg a jox ancienne sous-préfecture bi nekk foofu noonu mu doon localité boobu miin lan moo ci sa xalaat non man sama maam moom suuf si côté bi nga xam ne dafa jógee ci Kanda bi Kanda ba nga xam ne da ngay dem ba cant ba ci kaw man sama suuf soosu sama suufu maam la woon d'accord ñun ñoo moom suuf soosu man am naa fa kër am naa fa ñaari villa mais kër yi man dafa digganteem ak géej gi dafa am yoon bu fa nekk waaw donc man nekkuma ci kaw littoral bi waaw loolu kay leer na mais comme ñu ngi bëgg a jël xaalal jox ko tey donc loolu leer na raxmaatam soo bëggee dara ña fa seen maam dëkk nekk kawoon il faut que ñu toog waxtaan ak ñoom même su dee domaine national la nga bëgg a ñëw jël fa muy loo xam ne da nga fay tabax usine boo xam ne ngi da nga ci mën a liggéey muy loo xam ne da nga fay tabax loo xam ne keneen ku nekk da nga ci mën a jëriñu waruñoo bàyyi kenn ñu lay daggal suuf si nga koy jël di ko jëriñoo nga bàyyi waa localité ba nga nekk. c'est la même chose que collectif Jandeer bu taxaw pour défendre. c'est la même chose que Jandeer Babacar Ngom ak. c'est la même chose bi ma laajee ci affaire Jandeer dama ne lépp lu ñuy def nañ ko waxtaan ak waa dëkk ba ñu nangu ko waaye dëkk boo dem fekk seen ay maam nekk fa ñu moom suuf sa nga ñëw xëy ne da ngay tabax ay usine te gars yi ba dañuy jaay suuf si gaa ñu bëri dañ koy jaay kat fu ñu mën a bokk nag dañ leen jox suuf si ñu jaay ko. surtout collectivité locale li ñu leen ciy tudd bëri na ko. ah ma ne collectivité locale yi li ñu leen ciy tudd bëri na. oui parce que collectivité locale yi ñoom ñooy gérer suuf si des fois am na ñoo xam ne dañuy am pression léeg-léeg sëriñ bi mooy def pression léeg-léeg benn homme politique mooy yore pression. léeg-léeg souvent duy jaar ci commission yi waaye maire ba mooy xool ci. day jaar sax ci commission yi waaye commission yi dañuy complice parce que c'est très facile nga am majorité ngeen ñëw mu jaar ci commission bi ma ne gars yi dëggal ko te fekk du neex population yi donc yëpp dañ ko war a waxtaanee parce que domaine national man jàpp naa ne mënta conférer suuf soo xam ne yow sa maama ko moom man yow yaa nekkoon foofu ba pare ñu bañee ko ñëw koo xam ne mosu dégg dëkk ba gis na mu neex rek moom mu ñëw exactement ne day jël suuf si ñu jël ko jox ko loolu du yoon donc kawoon raxma waxuma ne du am waxuma ne warta am waaye nañ ko waxtaanee ak nit ñi te suñ ko koy jox nañ ko jox itam mu nekk usage boo xam ne nit ñi danañ ci gis seen bopp mais jox daggal suuf jox la nga dem jaay ko am ay millions waa dëkk ba nekk di ci pauvreté loolu waxuma la kawoon wala Jandeer mais partout au Sénégal kenn waru koo nangu te gouvernement war na cee taxaw pour ñu fexe ba population bi ñu aar leen mooy li nga xam ne ñoo ko bokk benn waaye du taxaw am ci ay milliards ñoom ñuy vivre di xëy du ñu añ du ñu reer du yoon. waaw loolu leer na yaakaar naa muy message bu fort buñ muñ a dégg ñu tëj rek ci coowal faux billet mos la ci tudd nga jotoon cee génn sax wax ne li ngay défendre président Macky Sall moo tax ñu laal la ci mbir moom mu doonoon yow ak président Pape Diop ndax fi mu ne nii enquête boobu noonu amatu leen ci benn laaleetu leen. non mosuñu ci laale. loolu c'est une pure invention. mais fan la jógee woon par exemple. ñan ñoo non man xaw ma fan la jógee woon li ma xam ne mooy am na benn journaliste boo xam ne mi ngi nekk ci E-Media moom rek moo ko génne parce que ñeneen ñi dañu waxoon ay initial moom mu génn daal ne Farba ak Pape Diop mais ki nga xam ne mooy gendarmerie mooy colonel bi nga xam ne moom moo yor enquête bi yor brigade de recherche taxaw na nee ne kii amul benn politicien boo xam ne bokk nga si loolu moo taxoon ma jàppoon ne benn am na ñoo xam ne dañu bëgg a yàq suñu der. ñooñu ñan lañ mën a doon par exemple. non mën nañ nekk wax naa mën na nekk ci pouvoir bi kon mën na nekk ñu àndoon nag ñun ci waa PDS yi parce que suñ yaakaar ne yow war nga mën a am dara dañuy génn benn affaire boo xam dañ lay taxal pour que su ëllëgee suñ la ko bëggee jox ñu ne farbakat dafa laal ci affaire yu bon yi donc bu ko kenn jox donc mën na nekk on sait jamais parce que yow sa noonu des fois da ngay dëkk ak moom sax di yeewoo ak moom te doo xam kan la mais yàlla def na ne Sénégal yi d'abord kenn gëmu ko woon
parce que xam nañ ne Farba ak Pape Diop nit la ñoo xam ne kenn mosu leen dégg ci ay njuuj njaaj ñoom dañuy gis seen alal di ko jox nit ñi te vraiment man ay géré naa ay milliards yoo xam ne Abdoulaye day ñëw ne ma joxal ma diw kenn mos ta ñëw ne Farba Senghor yow li ñu la jox ah yow eggul ci man Abdoulaye tam mosul moom jox ma dara te eggu ci te bi ma doon géré yore naa ay ministères yoo xam ne yu sensible ndax solidarité nationale dafay jaar yëpp ministère de l' agriculture hydraulique les transports terrestres transport ferroviaire transport aérien ak artisanat yooyu maa ko yore bañ ma enquêté ki ma enquête dama koy wax toujours mooy doomu Jean Collin bi François Collin moom moo nekkoon Cour des comptes léegi moom mooy jiite waa IGE nekk à la présidence ba mu seetee dafa ne Farba deful dara loo xam ne war nañ ko mën a topp donc nit ku mel noonu dem ci set ci mel noonu mais du dem ba yëpp jeex ba nit ñi xam découvrir kii mooy kan muy dugg ci loolu romb naa loolu. voilà yaakaar naa leer na tey waxtaan bi yaatu woon na boo amee lu ñu la laajul loo xam ne bëggoon nga ci ñëwaat laataa ñuy tëj. bon man daal li may tëj rek mooy feebar bi garaaw na lool gouvernement Sénégal surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci comité scientifique bi wala mu nekk boog décision boo xam ne président moo koy jël nañu créer observatoire boo xam ne dañuy xool jàngoro bi ni muy doxee virus bi ni muy doxee ñu xool jàngoro bi ni muy doxee ñu seet information bu am ci àdduna bi ñu jël information boobu ñu indi ko di ko jël di ko teg di ko analyser pour ñu mën a fagaru donc moo tax feebar bi kenn xamul feebar bi te feebar mën na la mën nga am feebar bi te du feeñ ci yow fenn loolu moo tax feebar bi garaaw donc nit ñi Sénégalais yi nañ jël conscience bi léegi ñu jéem a moytu jàngoro bi parce que nit ñi jàngoro bi mu ngi feebar te kenn xamul kan moo ko yor ak kan moo ko yorul. moytu rek la ñuy def mu doon message bi nga xam ne moom la ancien ministre Farba Senghor nekkoon fi jëwriñ ci temps Abdoulaye Wade waaye tamit bokkoon ci élection législative yi ñu génn di jàppale fi mu nekk ni président Macky Sall ñu seqoon waxtaan ak moom ci métro Dakar di leen jaajëfal yéen tamit ñi ñu toppoon ci YouTube ak différentes plateformes yi nga xam ne seen site métro Dakar am na ko jërë ngeen jëf ba beneen yoon.